Euh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très chers amis téléspectateurs de Kalimatul Haq, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes à notre 35e séance pour aborder la première partie de la sourate Abasa, qui est la 24e sourate révélée, mais qui occupe la 80e place dans le Coran glorieux. mbokk yi gannaaw ñu sant yàlla subhanahu wa taala bi nu wërsëgal daje ci kalimatul xaq ci suñu fanweer ak juróomeelu ndaje nu war a sumb suratu Abasa, muy ñaar fukk ak ñeenteelu saar boo xam ni moom moo wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa ali, waaye mu ni nañu ko teg ci juróom ñett fukkeelu place bi ci biir téere bi di Alquran. Cette sourate sublime traite trois thèmes majeurs qu'on retrouvera jusqu'à la fin de l'appel islamique. Le premier, qui occupe les 16 premiers versets, parle de la da'wa, c'est-à-dire de l'appel islamique, de l'enseignement de la religion. La deuxième partie, qui part du verset 17 au verset 33, nous parle du Coran, de sa mission, mais parallèlement parle de l'ingratitude de l'homme. Enfin, la troisième partie, qui occupe le verset 33 à 42, parle du jour du jugement, quand tout sera terminé. Quel sera le sort des mécréants? Quel sera le sort de ceux qui ont cru au Coran, à Dieu subhanahu wa ta'ala et à la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Bokk saar bi dana wax ñetti tomb yoo xam ni li ko dale ci njàlbeenu lislaam ba wax yu gi di dagg du dañ di dellu si ci alquran. benn bu njëkk bi mooy fukki laaya ak juróom benn yu njëkk yi muy wax ci wàllu daawa, mooy nan la ñu war a def ba nit ñi xam lislaam, bu ñu ko xamee ku mu neex nga nangu, ku mu neex nga bañ, bon jàngale diine. ñaareel bi laaya fukk ak juróom ñaar ba fanweer ak ñett mu nuy melalaat alquran. loolu itam téere bi dañul di ko fàttali saa su ne lan moo tax alquran jóg, waaye ci wetu loolu gannaaw mbaax gi alquran indi mu wane goree di doomu aadama digganteem ak borom bi subhanahu wa taala. ñetteelu tomb bi moom mooy laaya fanweer ak ñett ba laaya ñeen fukk ak ñaar mu nuy nettaliwaat nag bis penc. xam nga loolu itam du dañ di dellu si ci alquran, parce que foofu mooy jubluwaay bu mujj bi. tukki la ñu ne boo xam ni bis penc moom mooy alt bi, bis penc moom mooy gaaraas bi. mu wax nu nag ñi gëmoon yàlla subhanahu wa taala ci àdduna bi topp alquran fan mooy seen mujj, waaye ñi weddi woon lànk topp yonent bi sallallahu alayhi wa ali lan moo war a nekk seen mujj ci bis penc. Donc la première partie qui parle de la da'wa, de l'appel islamique, rappelle un événement. Un jour, le prophète alayhi salam s'entretenait avec les notables de Khouraïch.
Il espérait fortement qu'ils adhèrent à l'islam, à la religion. Sur ce fait, Abdullah ibn Maktoum, qui était un compagnon aveugle, s'approcha en répétant: oriente-moi, ô Muhammad, oriente-moi, arshidni, arshidni. Le prophète alayhi salam se tut et ne lui répondit pas. Abdullah ibn Maktoum lui dit: ai-je dit du mal? La meilleure des créatures répond: non. Mbokk yi, daawa bi kooku moom la lislaam tàmbalee. saar bi itam sababu nuzul mooy bis yonent bi alayhi salaam dafa toog ci booru mag ci booru kaaba gi di waxtaan ak kàngamu Xuraysh. bi muy waxtaan ak ñoom comme may nañu ko nopp, mu ngi ngéejoo ñu dégg li muy wax man kay nangu. ci loolu rek Abdullah ibn Maktoum moom silmaxa la mu yëg ni yonent bi ma ngi toog mu koy woo: ey ya Muhammad arshidni, yow yonent bi waay teg ma ci yoon, jàngal ma, xamal ma li la yàlla xamal. yonent bi alayhi salaam ni teg wuyu ko. mu ne ko: atara bima aqulu ba'san, mu ne ko ndax da nga li ma wax dafa dul noonu, ndax dama wax lu mu waratoon a wax. yonent bi alayhi salaam ni ko déedéet. C'est sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Jibril dire au prophète alayhi salam ces versets sublimes: par le nom d'Allah clément miséricordieux, il a fermé son visage et s'est détourné quand l'aveugle s'est approché. Qui te dit qu'il ne cherche pas à se purifier, ou qu'il méditera le rappel et qu'il lui profitera? Mbokk yi, ci xew-xew bi yàlla yebal Jibril alayhi salaam mu jéggi juróom-ñaari asamaan dikk jox yonent bi alayhi salaam ni ko: bismillahi rahmani rahim, sa borooma ma yebal. nee na ci turam bi moom yàlla arrahman di borom yërmande yi, arrahim di jëfe yërmande. abasa, yow kat gàññe nga, sa kanam ñëkk na. wata walla, dummóoyu nga ngóor si. an jaa'ahul a'ma, silmaxa bi nga xam ni dafa dikk ci yow di sàkku njub. wa ma yudrika la'allahu yazakka, te yow xamuloo ndax moom dana laab, dana jub, dana nangu bu toppee jub. aw yazakkaru fa tanfa'u zikra, wala boog mu xalaat ci li nga koy jàngal, bu ko defee pàttali bi jëriñ ko. loolu alquran dañul di ko wax. du yow yaay jubal, yàlla mooy jubal. ki muy jubal it day fekk mu am ci moom ngëm. innama tunziru man ittaba'a zikra wa xashiya rahmana bil ghaib, loolu la wax suratu Yasin. Et le verset poursuit, s'adressant à la meilleure des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: par contre, tu accordes toute ton attention à celui qui est indifférent à ton rappel. Pourtant, tu n'es point tenu responsable qu'il ne se purifie pas. xoolal yàlla wéy di yedd yonent bi alayhi salaam ci waxin: amma man istaghna, bu dee gaañi nga xam ni li nga leen di wax dara yitteelu leen ci, fa anta lahu tasadda, yow yaa ngi farlu jëm ci ñoom. wa ma alayka an la yazakka, moo ne day yow ñoom bu ñu jubee ak bu ñu jubul, yow du sa responsabilité, kenn du la ka laaj. ma anta bi mutalab bihi iza lam yaxsul lahu zaka, moom bu sellul laabul toppul njub, sa yoon newu ci. Quant à celui qui s'empresse vers toi, c'est Abdullah ibn Maktoum, animé par la crainte d'Allah, voilà que tu le négliges. Pour ces gens-là, mbokk yi, yàlla wax yonent bi alayhi salaam mu ne ko: amma man jaa'aka yasa, bu dee Abdallah mi nga xam ni mu ngi dikk di farlu yàkkamti ngéejoo nga wax ak moom, jàngal ko, wa huwa yaxsha, te moom mu ngi am ragal yàlla.
fa anta anhu talaha, yow nga sàggane ka, tatashaghalu anhu. Eh bien, plus jamais cela. Ne le fais plus. Ce Coran est un rappel pour tout le monde. Celui qui désire se rappeler doit pouvoir y accéder et le faire. Kalla, kalla, yàlla mu ne que mukk bu mu amati. Innaha tazkira, yow li nga yor fàttali la, alquran ji fàttali la, sunna fàttali la. fa man shaa dhakara, ci des kay mooy ku mu soob, ku bëgg fàttaliku. Fàttaliku mooy topp ndigal yi, bàyyi tere yi. Amis téléspectateurs, après avoir rectifié la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les versets 13 à 16 présentent le Coran et les anges qui sont chargés de sa révélation. Il commence par dire, le Coran est consigné dans des feuillets vénérables, honorables, sublimes et purs, c'est-à-dire inaccessibles à toute forme de falsification. Donc, yàlla nag présenté la alquran mu ni alquran ji day tazkira, fàttali la boo xam ni fii suhufin mukarrama, mu ngi nekk ci téere boo xam ni bu tedd la, marfuatin, boo xam ni bii darajaam foo ko natt jéggi nag, mutahharatin, di téere boo xam ni bii bu laab la ci sobe, waaye laab na ci jikko yu ñaaw, laab na ci jikko yu bon, laab na ci bépp loo xam ni lii sobe. C'est un Coran noble qui se trouve dans la table bien gardée, le Lawhul Mahfouz. Seuls les êtres purs y ont accès. Di sourate Waqi'a bokk. Yàlla wax na que fu bare ci alquran. Suratul Waqi'a lii mu wax fii ci suratu Abasa mu ne innahu la Qur'anun karim. Alquran ju tedd ngi nii, ju sell ngi nii, boo xam ne fii kitaabin maknuun, ci téere boo xam ne bii téere bu kenn mënul yegg ca la ne, muy lawul mahfuz. waaye téere bii nu yor ci sunu loxo it kenn mënu ci yegg, laa yamassuhu illa al mutahharun, lu dul ku laab. boo laabul, sa yéene laabul, alquran mënoo koy dégg, te boo ko déggul mënoo koy jëfe. C'est ainsi donc que dès le début de l'appel islamique, le Coran lui-même définit la pédagogie de sa transmission, et il définit et fixe les critères qui permettent de comprendre ces leçons et d'en profiter. Mbokk yi, nii nga ko gisee, bon yonent bi alayhi salaam dafa commencé woote rek, alquran daal di wax. Alquran mooy jàngale, moom nan la ñu ko war a jàngalee, nan la ñu ko war a jottalee, ak ki kay jottali nan la war a mel, ki nga xam ne moo koy jotit bu ci bëggee jariñu naka la war a mel. loolu lépp alquran moo koy waxal boppam. Premièrement, le da'i, c'est-à-dire celui qui appelle, celui qui enseigne l'islam, doit adresser ses orientations à tous sans discrimination. xoolal mu joxe bi ci njëkk mooy wax na que tazkira fa man shaa zakar, alquran pour ñëpp la. bon kii jàngale alquran waru ci am xaj ak seet, warul ni kii lay wax duma wax ak kii, ñëpp ci yam ci alquran. Le Coran le dit dans sourate Nour, la lumière. La mission d'un messager, c'est-à-dire d'un da'i, d'un prédicateur, est de transmettre avec clarté, tout court, sans parti pris. Sans parti pris pour
les notables, sans parti pris pour les riches ou les hommes, au détriment du peuple, des pauvres et des femmes. Il revient à partir de ce moment à Allah, le sage, le savant, de guider qui le veut vers la sirat al-mustaqim. bokk yàlla wax na ka suratu nuur mu ne wa ma ala rasul illa al balaagul mubin. yow yonent, yow ki nga xam ni yaay jottali, yow mi nga xam ni yaay jàngale l'islam, dara du sa wareef lu dul jottali bi na leer nañ. yow na leer nañ, bu ci am xàjj ak seen diggante kàngam yi, ñi am alal, góor ñi nga jox ñooñu, bàyyi ñi nga xam ni ñi ñooy baadoole yi, bàyyi ñi ñàkk alal, bàyyi jigéen ñi. déet, boo joxalee mu leer, li ci des yàlla subhanahu wa taala moom ci loxoom la ne. mooy jubal ku ko soob, jubal ku bëgg jub, mu teg la ci siratul mustaqim. Malgré cette interdiction formelle, les pauvres et les démunis, dans notre contexte actuel, continuent d'être recalés à la porte des douats, des prédicateurs et des guides religieux. ok alquran li mu wax leer na de, li mu wax leer na jaare ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam. waaye ànd ak tere bii dañu ñu ci jamono yi ñuy dund ak fii ñuy dund nun gis ni képp koo xam ne amoo alal, képp koo xam ni néew gi doole nga, boo taxawee ci buntu kuy jàngale diine, buntu koo xam ni kii moom nee na kilifa diine la, mën nay am doo am audience, mën nay am du la recevoir, mën nay am dana la fa romb junni borom alal yoo xam ni li leen tax a jóg taxul a jóg. Et pourtant, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a dit: cherchez-moi chez les faibles. Sachez que c'est grâce à eux, c'est-à-dire les pauvres, les démunis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide et vous donne la subsistance. Donc tout ce que vous avez, c'est à cause, c'est grâce à ceux qui justement sont dévalorisés dans notre communauté. mbokk yi, moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa ali wax nañu, waaye nanguwunu dégg. nee na ubbuuni duafa, mu ni waay fonkal leen ma néew gi doole yi, su ngeen may wut sax man wut leen ma foofu ci néew gi doole yi. ndax yéen wërsëg bi ngeen di jot, ndimbal bi leen yàlla di defal, defalu leen ko lu dul bi duafaikum, ci seen néew gi doole moo tax yàlla di leen ko defal. dars boobu képp kenn war na koy jàpp bu baax, li fekk yow yaa ngi yëngatu te sa yëngatu yëpp ci yoonu yàlla la. La deuxième chose, c'est que le handicap physique n'est pas un signe de handicap spirituel. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous dit: il est possible que vous chassez de votre porte un individu aux cheveux en désordre, qui pourtant, s'il jure par Allah, Allah réalisera sa promesse. mbokk yi, ñaareel bi mooy laago ci yaram tekkiwul laago ci pas-pas, laago ci xol mukk. yonent bi sallallahu alayhi wa ali wax na te lépp lu mu wax mooy dëgg. mu ne rubba ash'asa madfuun bil abwaabi law aqsama ala allah la abarrahu. mu ne gis nga bare na koo xam ni da nga ko gis yére ya mu sol tilim na, rafetul, karaw gaa nga pënd, bu jegee sa buntu kër nga ni dàqal ma kile waay na jóge foofu waay. mu ne te waajooju ngay dàq, gis nga bu lu mu waat ci yàlla, yàlla defal ko. Troisièmement, selon les interlocuteurs et les situations, il y a différentes approches, dont celle appliquée par le prophète Nuh alayhi salam. mbokk yi, ñetteel bi moom mooy jottali kàddu yàlla yi, jàngale kàddu yàlla, jàngale alquran, jàngale sunna. dafay aju ci jataay bi nga ne,
dafay aju ci li xew ci jamono bi ngay dund. loola ñu ngi koy jàngati ci yont yàlla Nuux ci suratu Nuux. il dit Seigneur, j'ai exhorté mes gens nuit et jour, donc les moments. Je les ai exhortés tantôt à haute voix, tantôt publiquement, tantôt secrètement. Voilà des approches que tout prédicateur, tout guide religieux doit maîtriser. mbokk yi yéen ñu tedd ñi ànd ak nun ci kalimatul xaq ci RTS 1. ñetteel bi mooy kiy jottali kàddu yàlla dafa war a bàyyi xel ci jataay yi. li kulli makaanin maqaal, li kulli maqaamin maqaal. waa balaaxa loolu la ñu wax. jataay bi dafa am lu muy laaj. loolu yonent yàlla Nuux jàngal nu ko. mu ne rabbi inni daawtu qawmi laylan wa nahaara. mu ne jàngal naa leen, woo naa leen, naabloo naa leen jëmale ci sa yoon guddi ak bëccëg. bon ci jamono yi faw nga bàyyi xel ban jamono nga war mën wax ak nit ñi. mu ne summa inni daawtuhum, gannaaw loolu man woo naa leen jihaaran ci lu biral naa. summa inni a'lantu, fesal naa mbooloo mi yépp teew. summa asrartu lahum israaran, mu ne wax naag ñoom ci lu nëbbu. wéetoo naa ak kenn, wéetoo naa ak as mbooloo jàngal leen. bon yi képp koo xam ne ki yaa ngi yëngatu ci yoonu yàlla war nga ko jàngat, war nga fexe ba tàggatu ci. en tant qu'enseignant et formateur aux valeurs et principes religieux, le prédicateur, le guide religieux doit se former sur ces techniques coraniques de da'wa, de transmission du message divin. mbokk yi bu dee da nga décider jàngale diine, bu dee da nga décider jottalil yàlla subhanahu wa taala, bu dee da nga décider jiite mbooloo ci yoonu yàlla bi, nga ni kilifa diine nga, faaw nga tàggatu ci naka nga mën a jëlee mbooloo yi jëme leen fi neex yàlla, dindi ci ñoom li nga xam ne mooy safaan, def ci ñoom li nga xam ne moom nga war a def ci ñoom. quatrièmement, l'autre aspect présente celui qui veut comprendre le Coran. Là, nous le retrouvons dans les qualités des anges chargés de la révélation. Ce sont ces mêmes qualités qui doivent être celles de l'enseignant du Coran, du guide religieux. Ces qualités sont pureté, noblesse de caractère et fidélité envers Allah subhanahu wa ta'ala, bi aydi safari kiramin barar. mbokk yi ñeenteel bi mooy ki nga xam ne moom moo war a jot alquran. kooku nag dafa war a fexe ba jikko yi nekk ci malaaka yi jottali alquran bi nekk ci moom. mooy laab, moom mooy jikko yu rafet, moom mooy tedd nga lu jëflante, moom mooy digganteem ak yàlla sàmmonte ak moom. donc celui qui apprend le Coran, celui qui l'enseigne et celui qui l'a mémorisé, tous doivent faire preuve de bonne moralité, de correction et d'honnêteté surtout. mbokk yi moo xam da ngay jàng alquran, moo xam da nga koy jàngale, moo xam da nga ko mokkal, li la war moom mooy nga taqoo jikko yu rafet, nga nekk ku jub, ku maandu. Ce faisant, dans ce monde et dans l'au-delà, vous serez avec kiraman barara, comme dit le prophète Mohammed, paix et salut. bon ku def lii ci sàmmonte ak sa digganteeg alquran, wàccoonteeg sa digganteeg alquran, gannaaw bi nga ko wàccee, gannaaw bi nga ko mokkalee, da ngay tedd dundu adduna yi, tedd ci dundu alaxira yi. yonent bi alayhi salaam mu ni dañu lay boole maal kiramil barara. yow ñooñu ñooy nekk sa àndandoo ci dundu adduna yi, dundu alaxira yi. ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu bala ñu ci ñiy dégg di mën a topp, di leen jox ndaje ci ayu bis yi nu dëgmal. ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla doon suñu ndimbal. mbokk yàlla bu nu yàqu, yàlla bu nu yàqu la. topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund, yal na nu ko yàlla yomb.
mooy yàlla fi gën a yomb. yàlla nañ ci yàlla musal, defal nu mujj gu rafet, laq nu fu yàq egul, yiir nu ci malaanam suturaam. yàlla jubal nu jubal sunu njaboot, ubbil nu buntu muur ak wërsëg. bokk yi lu nu am yal na nu am yàlla, lu nu ñàkkit yal na nu am yàlla bi jaayi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ali. assalaamu aleykum wa rahmatullah. wassalatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbihi.